jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com comme nuñ leen koy defalee ayu bés bu nekk ñoo rek jukkil leen yu gën a fees yoo xam ne dañ ci def ay jàngat bi ci njëkk mooy doon assemblée nationale gis ngeen la fa xew ak déclaration de politique générale bu premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ñu toll ci fukki waxtu ak lu teg seetaan nañ ko ci télé bi ñuy wax rek ne suñu réew di Sénégal kañ lañuy am assemblée nationale boo xam ne dina méngoog doxalinu jamono ndaxte lañu seetlu ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci assemblée nationale nekk fa majorité xaxarante bi waxante lu ñaaw defe naa loolu képp ku bëgg jëmmal Sénégal ci kaw ay kuréelam ci république doo ñaan yàlla am xeetu assemblée bii damay faral di wax di ko bamtu ne le 23 juin ba Sénégalais yi demee ci buntu assemblée nationale lañu namoon moo am yeneen xeetu député ñu digoon ñu ko ci législature 2012 waaye gis nañ ne assemblée boobu di 12e législature ñoom ñoo dem ba waxal seen bopp ñu ñoo gën a yées ci assemblée nationale bu mës a am ci taarixu réew mi tey jii gis ngeen assemblée bi na mu tàmbali moo di nappaaje xotti règlement intérieur am ngir lever immunité parlementaire député bu bokk ci ñoom sama benn xarit bu ma doon waxtaan ak mu ne ma est-ce que député yi xalaat nañ danger bi ñu def précédent bu dangereux bi ñu def ma ne ko mënuñu koo xalaat parce que ca booba fàtte nañ ne ay député du peuple lañ fu exécutif bi joxoñ fa la ñuy xool ku la abali bët nag fi mu bëgg fa ngay xool maanaam ku ñuy diri doo taamu sa ndong fu muy dal kon ñuy ñaanaat député yi ci gis-gisu sénégalais yi ñaaw na trop démb li nga gis ci réseaux sociaux yu mu bari ci lañ ca wax néew na député yu ñuy kañ di leen wax ne ñii mérité nañ place su député dañuy wax ne élu au suffrage universel comme le président de la république c'est des députés du peuple di leen wax honorable mais seen taxawaay seen jëfin dañuy mel ni c'est des députés de l'exécutif waxante yu bon yi xaxarante yi mën na ñàkk premier ministre mën na wax gis-gisam ba mu rafet te nag ndaw ñi laa koy gën a sas parce que ëllëgu Sénégal xeetu député yi bëggatuñ ko fi am dafa mel ni député yéen amoon temps wu Senghor sax moo gën yii ñu am ndax député yooyu danañ gàntal président de la république mu bëgg benn mbir ñu gàntal ko waaye ñii foog nañ ne balaa ñuy wax rek loo xam ne neex na ñu ne Macky Sall du seen morom Macky Sall mooy président de la république du Sénégal kenn laam-laameewu ko te sénégalais yi bu ñuy ci tollee ñoom ñooy tànnaat bu ñu ko bëggee dollilaat ko kon loolu taxul ñu nekk ci assemblée nationale est-ce que assemblée nationale bi mën nañu njort tarfatul ay ni rek mën na dina contrôler pouvoir exécutif bi awma ci benn njort lu rafet est-ce que Thierno Alassane Sall wax na leen ko député yi bu ñu bëggee lu leer nañ créer commission parlementaire mu wax leen lu xew ci contrat pétrolier yépp est-ce que assemblée bu doon def dëgg liggéeyam du ñu sukkandiku ci loolu teg commission parlementaire coow loolu féetee boor sañuñu ko te waxoon naa leen ci chronique ba le passé ne leen la ñu signé France brouillon la Thierno Alassane Sall dëggal na ko ci émission ba mu doon def ci RFM grand jury le premier ministre li mu signé sax xamu ko woon Babacar Ndiaye bu Cos Gaz moo bind loolu ca France kon tojaange yi nga xam ne def nañ ko dañoo bëgg mu leer ñu samp commission parlementaire mu ñëw leeral lépp wone ne li Ousmane Sonko di wax dëgg la am du dëgg coow li féetee boor Sénégalais yi gindeeku loolu benn ci ponk la bu ñu bëggoon a jukki beneen bi jëm ci dossier Khalifa Sall ñu ne day cautionné déposé na caution fi mu nekk nii nag ñu war a déglu justice bi
benn yaakaar sénégalais amagut ci justice du Sénégal benn yaakaar xalaatuñ benn effet extraordinaire buy jóge ci magistrat spectaculaire indiwaat dignité honorabilité pouvoir judiciaire caution bii ñuy déposé lu neex Macky Sall moom la juge bi di décider Macky Sall demee ba ne Khalifa Sall war naa génn ci kaso bi décision boobu la juge bi la di jël c'est clair du ay affaire justice du affaire dara la preuve agent judiciaire de l'État mi ngi ci bëgg a opposé wu te nag pourtant dafa leer de en matière de détournement de deniers publics soo bëggee am liberté provisoire li ñu la jiiñ ngay teg ci kaw table bi comme teg na lu ko ëpp nag 1,8 milliard lañ den wax mu teg 3 milliards ci kaw table bi ak nu mënta demee c'est la justice maintenant ñoo nekk à l'épreuve sénégalais yi xam ndax yéen ci dëgg ngeen di dox wala dañ leen di manipuler kese dong rek fu leen joxoñ fa ngeen di xool ngalawaay le problème du Sénégal c'est la justice man duma mere président Macky Sall ci volontéem de tout faire pour conserver son pouvoir fenn nga ko mën a mere moo di scrupule éthique moralité nit am jomb am lu muy rus waaye bu demee ba xam ne fi mu nekk ni mën na manipuler juge yi nu ko neexee ngir juge yi dogal lu ko neex mu fexe ba conserver pouvoir am responsabilité bi day dem léegi ci juge bi ak magistrat yi ñu jël seeni responsabilité xew na ca Côte d'Ivoire juge bu ndaw Zoro moo joxoon Alassane Ouattara nationalité ivoirienne ay nitu Laurent Gbagbo bëggu koo rey mu génn dem gëm yàlla Alassane Ouattara ba mu dellusee moom la njëkk a nommé ci ay poste de responsabilité ik sa xeetu juge yooyu am nañ ko ah ni ñu doxalee ci dossier bi de boobu ba léegi wanewuñ ko lu gën a nag fàngaaral moo di wàllu immunité parlementaire bi dootuma ci juuxate di ci sori parce que jàpp nañ ne dafa mel ni justice bi day fonctionner avec incohérence illogique amul benn lenn loo xam ne xel mën na koo jàpp beneen scandale bi gis ngeen ko ci réseaux sociaux yi mooy autoroute à péage bi dem leen ngeen déglu sama chronique yu njëkk ya yàgg naa wax ne scandale financier mënu ko gën a weesu mënu ko gën a rëy déedéet mënta nekk li ko waral nag mooy ñàkk fulla ñàkk personnalité ak autorité kilifa yi nga xam ne ñoo waroon a dogal bu may balaa may dee ñu wax ne montage financier la ci Ablaye Wade lañ ko fi fekkee mais bari nañ fi luñ fi fekk ci Ablaye Wade tas ko bari nañ fi liñ fi fekk ci Ablaye Wade tas ko rax ci doole ñëpp xam nañ ne état Sénégal lim investir ci autoroute péage moo ëpp lu Sénégal def sàcc gu rëy la ñuy dund jamono yi te autorité yi kooku ci wax mu ne la lan ah ku mënta fay autoroute à péage bi nga jël route nationale mi ngi mel ni joxuñu leen ñun suñuy seen lenge pour ngeen dogal pour ñun c'est même irrespectueux pour le peuple sénégalais c'est même irrespectueux pour le peuple sénégalais di jox tontu yu mel noonu su ma demee ba gis président de la république mu toog jaral Sénat mel ni ku koy supplier pour mu wàññi tarifu autoroute à péage bi insécurité di fa am accidenté ba ñàkk fa bakkan am na ci autoroute à péage bi leerul ñuy fayloo sénégalais yi lu bare ñu ne daal léegi loolu nañ ko muñ jàpp ko daal Sénat nekk fii lu ko neex mu def mais il faut ñu wax sénégalais yi fan la leen téye njortul ne am na ñu fay rang di fa jëli ay enveloppe njortul ne am na ñoo xam ne dañ fay dem di fa jëli mallette mais dafa doy waar scandale la ñëpp gis ko ñëpp d'accord ci mais amul benn réaction te nag ña ngay baare yëgoo fi mu nekk nii entre français ci TER bi ak autoroute à péage bi na la ñuy fexe ba kenn du ci perte ña ngi cay baare yëgoo lépp yëg nañ ko dinañ ci dellu siwaat beneen scandale bi société française la tamit français yi lu leen neex ñu def Sénégal fi mu nekk nii muy Orange li Sénégalais yi di dund ak réseau Orange dafa naa ni ñuy mooloo réseau Orange bi nu mu bonee ñëpp ci d'accord quasi monopole
Dalalton arnaque réseau bu bon a bon seen promotion yii ñuy def dañuy def promotion rapidement nga jënd carte dugal ko simil ak saal xaalis bi na fiw dem yoonam dañ ko beral kuranigam ak la ca xew ca biir yépp waaye ba tey ji lan moo ci xew société française su waxee ñu ne woy société sénégalaise mais xam nañ ni mu demee kon ñi ngi dund métital goo xam ne foo ko natt weesu na ko te ay bu nekkoon société sénégalaise ba état bi dal ci kawam soo waxee ñu ne société sénégalaise la waaw ma ci la ca laxasu yépp laay wax la ca laxasu yépp laay wax fa jéggi dayoo Cosama laay ñëw pour wax leen ci ay mbir di ñaan président de la république mu yónnee fa mission d'audit Cosama mooy consortium sénégalais d'activité maritime bateau yi nga gis ay Aline Sitoé Diatta Again Jambooj Jogé Djilor yooyu yëpp moo koy gérer Somat la njëkkoon a tudd léegi tudd Cosama lañ fay yëg ci ay mbir yu mëngawul ak yoon dafa bari nañ fa yónni mission d'audit dañuy alerter nag dañuy alerter parce que sentiment de frustration bu employé di dundi foofu jéggi na doyo li may wax nii boîte bi le 8 mars 2018 lay fêté 10 ans problème fourniture bureau sax dañ koy am te duñ wax nag ne boîte bi dafa déficitaire déedéet yàggul jënd na ñaari cargo fret 5% personnel bi ka fa nekk di jiite foofu dama tarfal waxuti dara ba tey jii kon bu ñuy alerter bu leen ko jàppee ay critique ak ay weer déedéet dañuy alerter parce que dafa nekk ci lu sensible duma dellu ci histoire ndax ay gaañ-gaañ la mais lu sensible la ñuy piloter piste laa leen di jox nañ xool département de sécurité bañ fa créer nañ xool mode de recrutement ya fa nekk nañ xool directeur de service yu retraité toog foofu na jun fa jóge ñu jàppale leen ci nañu xool agent yi nga xam ne bundu xatal na leen ba ñu démissionné def départ volontaire nañ fa yóbbu mission d'audit Cosama nañ fa yóbbu mission d'audit ba xool ba xam càmbar la fa nekk ndax jaadu na wala jaaduwul di jeexalee ci radiothérapie bi dégg naa premier ministre mu ne jënd na ñetti radiothérapie dige bi dafa yàgg nag mu ngi bëgg a bëri mois de février lañu président waxoon dans 2 mois ñu déglu ko. dafay baax ñu xam ñun fi ñu jëm fan la parce que machine bi fi nekkoon yàqu machine bu yàgg la ci jamono ñaar fukki at ci ginnaaw fanweeri at ci ginnaaw yooyu ñoo xewoon ci jamono tuddee ko rajo Cobalt tey jii suñu demee ba war a defaraat dañu jël programme de lutte contre programme national de lutte contre le cancer c'est-à-dire cancer moom amaguñ garab bu koy faj waaye am nañu nu ñuy saafara nu ñuy wàññee mettit bi ak dee gi nga xam ne mu ngi aajo ci wàllu cancer. au lieu ñuy wutaat ay rajo di defar di daba dàqe nañu jënd tey machine yi gën a kawe ci àdduna bi yi am fii ci Abu Dhabi yi am États-Unis yi am France yooyu lañ soxla tey te moom la ñu def te incha allah du yàgg nekkatul ay weer du yàgg dinañu fu mu mënti am ci àdduna bi dinañ ko indi ndax contact yëpp def nañ ko alal jiñ ko war a defee aussi am na mais je dois même dire lu ëpp ñaari at déjà état bi dugaloon na xaalisam ci programme hôpital Dalal Jàmm ñu waroon ko jënd bu yàgg mais ci wàllu coopération ak na mu demee woon ak programme ba indi na ay retard kon ku jël téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk milliards ak juróom-benn mooy budget ministère de la santé wax dëgg yàlla bu ñu waxu 1 milliard ay nit di si jël internet di taxawaalu di wax ay waxu picc parce que jàpp ne lu xew rek mën nañ ci profito pour yàq xelu nit ñi dama ne loolu ay yëfu caaxaan kon bu kenn mbubboo rajo Dantec bu pan pour yaakaar ne mën nga foye wala yàq li nga xam ne tey moom mooy dox ci biir Sénégal ku ko defit du yàgg ndax danañ régler problème bi ci anam yu gën a gaaw. tey ji machine bi dañu dem jënd ko 1 milliard 2 milliards on achètera cette machine on va la mettre à Dantec et d'ici 1 mois vous verrez parce que am nañu kàttan bi am nañu
mën-mën bi te am nañu surtout li ëpp solo yéene bi jëmale ko ci askan wi. kaddu président Macky Sall ngi nii mois de février ñu ngi ci ban mois décembre waaw xool leen ñaata mois moo dox suñu diggante février ba léegi rek ñu ni ñetti radiothérapie lañ jël hôpital Dalal Jàmm projet bi dissoudre nañ ko def tojaange gu rëy rëy baax na leen sant di leen gërëm leen dig daje seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah.